Pape Maguette maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Adja. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu wér a wér. alhamdulilah tey na nga fas yéene waxtaanee loo xam ni muy ndaw. virginité. virginité nuyu le doyen ba pare Cheikh Tidiane Gomis coach soxna Khady mi ma janoon ak DJ Kemba. voilà bu ko defee ñu fas yéene waxtaanee tey li nga xam ne moo di virginité doy na war nag ndax boo ko tuddee rek am ñu bëri ñoo xam ne nii seen fit day dem mais jaru ko dañ ciy waxtaan rek xam nga lu ne rek mën nañ koo waxtaanee sans dépend ci angle bañ koy waxtaanee c'est-à-dire que du ñu ñëw rek di mbëkk di dem di kii mais dañ ciy waxtaan ak xel waxtaan ci ak sago ndax nag cosaan la ñu wax te nag virginité dafa nekk loo xam ne nii dañoo baaxoo ñun ci suñu cosaan di ko préserver muy loo xam ne tamit amoon na ay épreuves yoo xam ne après daan nañ ko def ngir xool ñu ko préserver ak ñu ko préserver wul mu nekk loo xam ne daan na participer ci règle li nga xam ne mooy suñu société ça veut dire quoi c'est-à-dire ki nga xam ne dafa nekk ndaw am loo xam ne day nekk ci moom te loolu di nekk ci moom très souvent day loo xam ne léegi nag scientifiquement parlant am na ci ñoo xam ne xëy na duñ ko judduwaale yooyu médecins yi wax nañ ko waxati ko def nañ ci recherche gis nañ ko nangoo ko ci waxi médecins yooyu muy loo xam ne kon lu wér la alors léegi nag très souvent day nekk loo xam ne yàlla da koy bindaale nit bu nekk ci moom nekk fu sori ci moom loo xam ne nag bind gi mu ko bindee mu di ko sàmm bu ko sàmmee rek sàmmaale fa nga xam ne nii fa la nekk muy fu capital ndax nag day nekk ci fa nga xam ne nii alors fa la doom sosoo muy loo xam ne donc lu am solo la ñu war ko préserver boobu ñu koy préserver nag alors day participer ci ni ma ko waxee léegi ci régulariser li nga xam ne nii mooy société bi la philosophe boo xoon rek Kant ba ñu wax naan yàlla am nag amul nangam mu ne li ma xam daal ba xam ko mooy xaw ma am na xaw ma amul waaye bu amul it ki ko créé moom ko muus la bu amul it ki ko créé ko muus la ndax au moins dina fexe ba ñu régulariser ndax tey jii am na lu bëri loo xam ne nii man xalaat gi may xalaat ne yàlla mi ngi fekk yooyu rek tax na du ma ko def donc le fait que ñu daan préserver loolu nga xam ne nii mooy vérifier nekk ci ñun épreuve boobu may wax naan daan na am pour ñu vérifier ko tam mooy laabaan xam nañ ko léegi sax buntu la bu ma tijji boo xam ne nii prochain mois li ciy topp mooy laabaan bi ki koy def dina fi ñëw toog bu ko defee ñu wax man nag dama koy tijji rek le temps que moom mu ñëw ci beneen jamono ndax jot gi mayu ko ba tànkam oyof pour mu mën a ñëw tey kon virginité day loo xam ne nii ndaw la ci jigéen lay nekk ñun ci olof ndaw lañ koy wax alors muy loo xam ne nag suñu maam yeeg suñu wayjur yi dañ ko daan préserver ba nga xamante ne tey jii franchement épreuve boobu heure bu ñëwee mu nekk loo xam ne sax day mel ni nga daan def examen parce que bu ñu ñëwee alors jox la jëkkër ñu xool vérifier bu nekk ci yow ak yooyu mu nekk loo xam ne fierté lay doon ci say wayjur alors mu nekk loo xam ne aussi ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi daan nañu roy ci loolu ba ëllëg ñoom itam ñu préserver loolu ngir mën a siggil seen yaay ñoom itam ci koñ bi ni keneen siggilee yaayam mu nekk loo xam ne parce que nag loolu bu amul woon bu fi amul woon mu gën a ñaaw c'est vrai que sax adduna bi moom fi mu toll doy na war ñaaw na ci bépp côté ndax ñaaw te fi moom boo génnee ci mbedd bi rek da nga koy gis daanaka loolu sax léegi jël nañ ko sànni ci sën ma waaye du tere ñun ci cosaan ñu waxtaanee ko rek ndax man li ma intéressé ci rubrique bii mooy ni ngi def ba réitérer yenn yi nga xam ne nii lu am njëriñ la ci suñu aada ak suñu cosaan jël nañ ko sànni ci sën ma ni ñu sànni ci sën ma leneen ak leneen sën ma mbalit ma mooy dépotoir ba daa bëgg a wax waaye daal li am solo bu am solo mooy loolu lu am solo la ndax daan na permettre ñuy préserver te préserver boobu ñu daan préserver li nga xam ne nii mooy suñu mooy dignité di valeur ci jigéen daan na tax yenn dérive yu bari du am parce que nag day loo xam ne nii fii defoo lii tax mu deñ du deñ très souvent ay dog-dog mën naa ñëw mu deñ nit ki fakkastalu nit ki di toog daanu wala doon bëri góor du bëri ak jigéen ku day wax loolu moo tax waaye virginité day loo xam te ni nii le fait que ñu ko daan préserver loo bañ nag ñuy dem ci libertinage lu neex waay def fu la neex yendu fu la neex fanaan noonu nu la neex def et cetera loolu donc day loo xam ne nii lu am solo la mu daan moyen boo xam ne nii daan na permettre nga participer ci li nga xam ne nii daan na équilibrer un peu léegi nag ni mu amee solo ci jigéen ñi ñu ko daan sàmm mais góor ñi également noonu parce que tamit dañuy wax naan defar benn jigéen mu baax mu ëpp solo nga defar fukki góor yu baax parce que benn jigéen bu nekkee ci penc bu baaxee rek am na lu muy bañ rek même ñi nga xam ne ni dañoo bëggoon ay caaxaan la ñu bëggoon moom du sotti. mais léegi Sénégal dañuy nemmeeku xale jigéen ñi dinañ def ak seen copain wala lu seen ñi nekk ak lu mu mënti nekk te dañ la naan man maa ngi garder sama ndaw te teewul ñu ngi def naka sudul noonu. naka sudul noonu waaw mais xam nga sax ba ci defar amee ba tey sax moom la ci garder amatul comme defar ak yàq am na ci moom léegi dëgg-dëgg. nit ñi sonnatuñ ci ndax bu njëkk sax moom xëy na daan nga ko lijjanti rek
bu ñu tollee ci épreuve boobu nga xam ne moom lañu daan def muy jébbal ak yooyu nga xool noo ko lijjantee yaa ki nga ko séqal léegi nag bu ngeen ko lijjantee ba mu bëgg bàyyi mu jàll bu ëllëgee si biir ngeen am problème mu duut la ko rek loolu moo ci nekk waaye léegi nag defar am na ci defar am na ci nga xam ne wax nañ ne am na ñu koy defar pour remplacer ba nga xam ne nii moo fa newoon te newatu fa kon nag ubbi gën nañoo ubbi buntu yoo xam ne nii gën nañoo participer ci nu gën nañoo ubbi buntu yoo xam ne nii gën nañoo participer ci ni nga xam ne nii moom la ñuy pousser ndaw yi di leen exciter à la débauche. mais Khady Sylla li mu wax c'est important parce que nee na roy dunduroo ak fii ku nga xam ne dafa nekk si yow bokkul ak ki nga xam ne dañ la ko defaral. waaye mais est-ce que tamit. est-ce que tamit xale est-ce que tamit coach. loolu mooy affaire bi nag. ku góor gi bon d'accord na waaye nag Khady. lenn moom da nga koy xam dama ne. est-ce que. di nga xam pire bi ak roy bi est-ce que di nga ko xàmme kenn moo koy xàmme kan na wala koy xàmme science dafa développé noo koy xàmme doo ko xàmme doo ko xam mu mais Pa Maguette dañ doon wax ni théâtre Khandji boo ko doon seetaan est-ce que loolu dëgg la woon ñu naan auparavant bu fekkoon jigéen fekkuñu ci moomu ndaw mënoon nañ la ci dem ba faat la ci est-ce que loolu dëgg la non xam yow duñ la faat sax waaye yow yaay xaru yow yaay dem xaru sa bopp xam nga tey boo xoolee dëkk bu mel ne Japon dëkk la boo xam ne bokk na ci ñu ëpp ñuy xaru ci adduna bi at mu ne ndax dëkk la boo xam ne ñëpp dëkk dañoo am lu ñuy bañ ki am lu muy bañ rek mooy xaru c'est vrai que xaru nag daganul waaye ki amul lu muy bañ ba mel ne man kooku moom xaru du ko fekk ci dara moom lu ñëw rek day sëgg mu jàll dem parce que amul gars yi amatuñ lu ñuy bañ mais dëkk la boo xam ne nii effectivement loolu am foofu tey yi nga xam ne nit dina dem ba am yenn at yi bu amul jëkkër sax da ko jaral mu xaru ndax jàpp ne ne loolu xëy na moom ab poids la porté wala yu mel noonu mais fii ci Afrique fii ci réewum Sénégal am na ci ñu bëri ñoo xam ne yenn yi bu leen masaan da leen jaral ñu xaru ci théâtre Khandji boobu la nga xam ne nii moo daloon Khandji wóoruma ndax épreuve la bu amoon ci dëkk ñu rapporté ko def ko théâtre loolu moom mënuma ci am lu ma wóor pour wax rek li nga xam ne nii mooy dëgg waaye li am te am li wërte wóor mooy yu mel noonu moom daan nay am te nit ñi bu njëkk osé woon nañ ko ma jox la rek benn exemple c'est-à-dire que fii ci réewu Sénégal mu am ci ñaar ñoo xam ne mën naa leen a citer rapidement rek kenn kii mi ngi dëkkoon Rufisque kooku il s'appelait Aly Gueye Binta Massamba coach il est de Rufisque Aly Gueye Binta Massamba Aly Gueye Binta Massamba boobu dafa rey tubaab bi fii Rufisque xaru moom bi pare rey boppam parce que tubaab bi simplement da ko woon rek bëgg koo atte mu ne ko man góor gu xarfarul du ma atte mu rey tubaab bi ba pare rey boppam c'était un griot qui était vraiment célèbre ci réputation bu kii bu amoon nga dem fële à Aéré Lao y avait un tukulóor qui s'appelait Baydi Katché mais Baydi Katché dafa rey tubaab bi foofu moom tamit bu tudd Adel Diandé da koo rey ba tubaab bi dee mu rey boppam moom tamit c'est que ñun ay bons d'honneur la ñu woon boo leen bëggee kii woon dañuy rey seen bopp pour wax la rek ne la bu njëkk daaw ñu dem ba kii mais fii amoon na fi nit ñoo xam ne am na ñuy bañ bu waree bu mbir naree egg fenn fi ñoom da leen di jaral moom ñu yemale seen i fan donc rey seen bopp. mais d'autant plus que ni ko Kemba waxee léegi science dafa développé coach ni nga ko doon waxee léegi mënoo xàmmee bu kii beeg bu kii ba léegi dafa am li nga xam ne moom moo ci hymen artificielle. ma gis ko ci li nga xam ne moom moo ci internet bi gars yi dañ koy jaay facilement. et à moindre coût loo xam ne ñëpp mën nañ ci am donc est-ce que du ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen. waaw xam nga li ci am solo mooy tey jii tubaab yi defar ñun mënuñu leen a tere defar mënuñu leen a tere defar. ndax ñoom dañoo am seen xam-xam di defar di xalaat la ñuy xam nga tam mi ngi mel ne tubaab bi film yi muy teg rek très souvent dañuy wax naan tubaab bi dañ koy teg pour yàqu ñoog yooyu mais est-ce que ñoom loolu lañ ci jublu tamit est-ce que du ñun ñii ñoo war a yar suñu njaboot ba yem loolu leen fi ñu neex te bàyyi tubaab bi mu def li muy def ndax tubaab bi la muy def da koy consommer ci dëkkam ba pare ñu doog koo indi fii film mooy fi daw yëpp daw na ci seen réew ba pare ba doon ñun ñoo ko tax a jug duñ ko dawal ci seen réew mais day daw ci seen réew doog a ñëw fii loolu mooy liy dëgg alors tubaab yi hymen yooyu ñuy defar artificiel ak nangam xaw ma sax ak tubaab ba ko defar comme déet ndax léegi sax tubaab am na xam-xam nit ku ñuul am na xam-xam mais l'essentiel mooy ñuy defar mënuñu leen a tere defar mais li am solo xam nga mooy lan mooy njaboot gi nga xam ne ñun dañ leen a am ñu fexe ba yar leen ba yaree leen noo xam ne dana ci am yoo xam ne ñoom dañ koy jom ma def sax ba remplacer di leen ci fekk loolu moo am solo c'est-à-dire que tubaab bi moom na defar ay hymenam jaay mais gis nga dana ko def ci dëkk boo xam ne nii du gis ku jënd dëkk boo xam ne ñëpp dañoo def cocc tegu ci yoon yar leen war a yaree dañu dul jël seen humain sànni ko ci àll bi bay dem di jëndi beneen. mais est-ce que du africain yi tamit xaji en quelque sorte ñoom ñoo am yenn tradition yi parce que dañ la naan loolu dafa xew xale yu góor yi léegi gëmatuñu loolu dañ naan dafa xew lu yàgg la ay aada ak cosaan yooyu yu yàgg la donc nga mu nekk ci yow que mu bañ a nekk ci yow c'est pas le problème. wala aussi la question est-ce que mën nañu juger nit ci jikkoom wala ci valeur am parce que elle n'est pas vierge. pas bu dee góor la il n'est pas puceau.
est-ce que aussi nekkul ci choix wu nit am ci choix na man damay topp voie bi nga mun ko respecter même su fekkee dañuy naan dañuy roy tubaab bi mais comme que rubrique cosaan la est-ce que nit aussi mun nañ ko juger parce que nekkul nit bu baax parce que fekk ñu ci moom ndaw ñu juger ni kii du jigéen bu baax am na ñoo xam ne est-ce que boobaa ñi nga xam dañ doon jaay seen bopp ñëwaat duggaat ci société bi inséré wu est-ce que su boobaa dinañu mun a baal wala ñeneen ñi nga xam dañoo defoon yeneen dérive c'est-à-dire am na ñoo xam ne bu ñu xoolee ci ñoom fekkuñu ci ñoom humaine muy ndaw kenn du leen ko jàppe am na ñoo xam ne bu ñu xoolee ci ñoom fekkuñu ci ñoom jikko bu rafet kenn du leen ko jàppe am na ñoo xam ne bu ñu xoolee ci ñoom fekk ci ñoom ñuy tux ay yàmbaa ki ñool ak lu mu mën a doon kenn du leen ko jàppe parce que ñooñu dafa ñoo c'est-à-dire que ça dépend ci nit ki nga xam ne mooy def maanaam ci nit kiy def ça dépend ci fa mu bokk moom mais c'est-à-dire bu fekkee yow jullit nga wala nga nekk un chrétien c'est-à-dire que foofu dafa am ay barrières yoo xam ne dafa tegu c'est des barrières religieuses kooku moom amatul choix religion dogme la ni ma ko xamee xadi yow noonu nga ko xamee ci philosophie religion rek da nga koy kii religion dogme la boo xam ne nii c'est-à-dire bu fekkee da ngaa bëgg a nekk ci religion bi day am loo wàccoo soit nga bañ koo wàccoo rek génn ci religion bi dem defi sa yëfi bopp kon loolu mooy li nga xam ne nii moo nekk c'est-à-dire li may wax sax mooy gis nga bon warut a mën a xew mukk ci àdduna mais baax aussi warut a mën a xew yi mukk ci àdduna c'est-à-dire que àdduna bi day dox yu bees di génn c'est très normal parce que la nga xam ne moo daan am ay année 1400 1200 bu ñu ko bëggee indi bu ñu ko bëggee doxal ba tey du mën a nekk xëy na waaye ñu jël ci li nga xam ne nii lu intéressant la garder ko li nga xam ne nii intéressant ci ñu bàyyi mu dem parce que am na ci année yoo xam ne nii boo ko xoolee amoon na ay barbarie xëy na yu daan xew loolu kenn du conseiller du loo xam ne dañ koy war a mën a jël ba tey di ko doxee c'est-à-dire que jamono bu nekk rek dañoo war a def mixage mooy lan def ay synthèse génération bi romb li ci baax ñu jël ko booleeg suñu génération mais li ci bon ñu bàyyi ko parce que jamono ñoom la joor ak yooyu am na ci loo xam ne nii jarul jëlaat ci suñu kii am na ci lu baax loo xam ne jar na jël c'est-à-dire ñun duñu ay tubaab c'est-à-dire que baatu choix boobu noonu xam nga choix baat bi ñi ci gën a nekk à l'aise pour di ko utiliser mooy ñi nga xam ne ce sont des libertins ci foofu la ñu bokk loolu la ñuy dund gëmuñu yàlla gëmuñu yonente bi gëmuñu Jésus Christ gëmuñu kenn mais ñun nag dañoo am ñoo xam ne ñoom la ñu gëm voilà justement foofu la bëggoon rebondir rek donc dañuy wax virginité mu nekk loo xam ne lu sensible la te tout le temps bu ñu ko waxee rek dañuy étiqueter jigéen ñi pourtant jigéen day am moment de faiblesse ci lu mu def aussi góor yam na ci part de responsabilité parce que jigéen bu gisul kum ko ci terme bi excusez-moi du terme bu gisul kum ko defal day garder toujours li nekk ci moom mais jigéen lu mu def lu nekk rek góor moo ko def loo donc aussi bon bu ñu waxee indexé tout le temps jigéen ñi góor ñi am na ci benn part de responsabilité parce que jigéen am na jigéen ñoo xam ne li ñu bëgg mooy ku leen defal góor bànneex lay wut jigéen ku ko defal par exemple fekkee ni da nga nekk ci kër boo xamante ne bi la maman ou bien papa bi dafa am a du mal à joindre donc les deux bouts c'est compliqué toujours da ngay gis ne dafay am benn côté social nit ki nga xam ne elle n'est pas à l'aise elle n'a pas les moyens souvent aussi bu tamit tase koo xam ne dafa mel ni comme benn Kemba aussi souvent aussi dafay mel ni benn genre waaw benn essence de marchandise lay nekk man bànneex laay wut ma yow ku ma defal ngay wut donc kooku aussi benn moment de faiblesse la boo xam ni dafa am lu ko manqué moo tax mu dugg ci ñu bëri tey dañu perdre seen virginité mais dañ ko toog di ko regretter du leen neex dañ koy toog di ko jooy di ko misère et ci pourtant boo xoolee dafa am lu leen ci dugal en fait loolu la donc aussi benn côté boo xam ne éducation bi la. éducation sexuelle. waaw éducation sexuelle parce que aussi boo yoree sa doom am nay famille yoo xam ne ba léegi dañ koy def. da ngay gis ci yenn famille yi ay làkkat la ñuy doon dañuy toog benn moment vous m'excusez du terme dañuy woo seen i doom mois bu nekk xool testé ba xam kii tout le temps maam ji est-ce que kii garde na virginité bi boo xam ne non loolu c'est révolu kenn waratu ko def. mais am na famille yoo xam ne boo demee ba léegi ñoom dañ koy def weer bu jot sa yaay daf lay woo wala sa maam daf lay woo et vérifier la xool ba xam. la fille là elle garde toujours sa virginité mais léegi boo ko defee nga non comme ni waxee léegi c'est révolu waaw on est libre war nañ dépasser affaire boobu noonu mais nag bon c'est un problème très complexe et éducation bi aussi am na ci part de responsabilité. xam nga ñun éducation sexuelle defatuñ ko ci kër yi mais mi ngi am école boo demee ba ay quatrième da ngay def ay économie familiale ak yooyu léegi nag ñoom ni ñu koy jàngalee économie familiale bu ñu lay jàngal très souvent dañ lay jàngal nan la ñuy calculer ay règles période bi danger voilà wax la ne la 4 jours avant xaw ma 2 jours après lan bu ko defee moment boobu nangam ak nangam wax la nga mën a calculer ñun ñëpp jàng nañ loolu parce que ci école yi sénégalais lañ jaar léegi nag li ñu la war a jàngal dëgg-dëgg xam nga nit bu fekkee da nga koy jàngal doo ko jàngal pour heure boo duggee ci giraawaal yi nan nga ci génnee waaye da nga koy jàngal pour mu bañ a dugg ci giraawaal yi d'abord
loolu mooy xam-xam bu gën a intéressant mais doo ko jàngal boo bëggee dugg ci dox yi doona te kenn du koy ñu ngi ciy duggee c'est-à-dire que duñu la jàngal pour nga bañ a mën a sàcc yow mais dañ lay jàngal pour boo sàccee ba pare kenn du la jàpp loolu la ñuy jàngale en réalité waxuma dara nag ñi koy jàngale ci xam ne dañ koy jàngale vraiment seen métier la ñu ngi ciy def li ñu war a xëy na ni leen ko jàngale ni ñu leen ko santeet lañ koy defee ndax jàngalekat bi li ñu war a xam mooy li ñuy jàngale ci école du moom moo ko définir dañ naan ko histoire soo jàngalee ko nii économie familiale jàngale lii programme bi lii la du ñoom ñoo koy définir